liggéey bi dafa métti kenn ci concessionnaire yooyu mi ngi ci plateau bi Issa Seck la yoo Issa ma dellu nuyu la. jërëjëfati maa ngi lay fay madame Guèye. rafetlu teewaay beeg disponibilité bi. waaw gannaaw balaa ñoo jublu ci waxtaan bi sax damay profité ci occasion bi pour jaale famille yooyu am ay tiis si yoonu Touba bi ñaar fukki nit ak juróom-ñaar dafa metti ñu ñaan yàlla na yàlla baal ak yàlla na leen yàlla baal. ñooñu ci ñàkk seen bakkan di ñaan yàlla it mu yombal yoon bi. ci li des ba sénégalais yi mën a dem ci jàmm ñëw ak jàmm lu mu gën. amiin alors gannaaw loolu li nga ma laaj yaakaar naa ne élément bi ñu gis léegi wax na lépp en fait li am mooy effectivement juróom benn weer a ngi nii ñuy liggéey amuñu payoor parce que maanaam budget bi dafa jeex bu ñu jàppee depuis fin avril amatul xaalis pour fay li des ci mbalit bi li des ci liggéey bi fii ba at bi jeex muy presque boo ko seetee 8 mois yu nar a manqué xaalis déjà donc 6 mois yi ñu manqué ça fait 5 milliards et quelques donc déficit bi dina egg sax 6 milliards 5 milliards et quelques déficit bi dina egg 6 milliards et quelques bu ñu eggee fin d'année loolu nag effectivement du dañoo grève parce que dañoo mënatul dañoo dem ba di góorgóorlu di jéem di yaakaar ne état bi dina def dara ci diggante bi ñu dem ba fii mënatuñu dem ñu dal di am ñenn ñi taxaw ñenn ñi ñu ngi continuer sax di jéem ba peut-être fii ak ay fan. ndax dara dina am. mais nu mën a demee Issa que budget bi di war a manqué ci loo xamante ni dina def par exemple juróom-ñetti weer ci at mi xanaa budget dañ koy xool lijjanti ko lii fii la war a dugg ba année bi quand même. voilà foofu la mbir mi nekk parce que du lu bees si système bi damay jàpp ne depuis ñaar fukki at ñu ngi ciy liggéey at bu jot day am déficit mais xam nga damay jàpp ci gàttal rek lenn rek la mooy que. dafa am mbir parce que budget lan la da ngay am ay recettes yooyu équilibré ak ay dépenses. fii dépense bi chaque année day yokku parce que dépense bi mu ngi dépendre ci tonne bi ñaata tonne la ñuy war a collecter ñaata tonne la ñu war a collecter mu ngi dépendre ci population bi chaque at ñaata lay toll ku ne xam na ne population Dakar raw ci ñëpp at bu jot mu yokk 4 ba 5%. 4 ba 5% yooyu day yokk 4 ba 5% si tonnage bi. donc war a yokk 4 ba 5% ci budget bi ko war a couvrir waaye budget bi dafa taxaw benn place chaque année noonu la ñuy def depuis 2010 la ñu fixé budget bi mu taxaw benn place léegi nag tonnage bi moom dépense bi moom day yokk. mais loolu yéen concessionnaire yi waroon ngeen ko wax. waxtaan ak ñoom. loolu yàgg nañ ko wax du sax la woon mais loolu ni ñu koy gérer boo amee un problème dynamique. da nga koy gérer avec une solution dynamique waaye un problème bu nga xam ne dafay dox ki ko war a ànd ak moom équilibré ko dafay taxaw loolu ñëpp xam nañ ne mënul dem boo seetee. mais état lu mu leen jox comme lay ci ñàkk a yokk budget bi bëgg a taxaw. waxtu boo xamante ne loolu c'est que dañu ko toogul yittewoo ko rek parce que techniciens yi nga xamante ne ñooy def budget yaakaar naa ne xam nañu boo xoolee tey courant bi boo xoolee ndox mi. at bu jot ñoo ngi def ay investissement te duñu taxaw parce que xam nañ ne bu ñu deful investissement mu manqué mais mbalit noonu la boo deful boo yokkul sa loxo dëkk yëpp noonu lañ koy gérer budget 2018 mënul dem budget 2019 budget 2019 mënul dem 2020 fii nag dañuy taxaw budget bi 2010 dañ koy fixé ñuy daw ba tey ñu ne léegi bon nañ ko yokk defaat ko 2014 millions taxaw foofu mais moom mu ngi continuer di dox da ngay dawaat ba jékki-jékki mu taxaw la parce que 2 milliards 5 la woon ay 2000 ay 84 temps wu SIAS ñu taxawal ko foofu ba entreprise yeeg daanu parce que looloo ko waral. SIAS daanu ñu dem ba 2000 ñu ne bon nag léegi 5 milliards la laaj nañ taxaw 5 milliards ñu demati taxaw foofu bële mu ngi dox di dem. mu bàyyi ko fa mu demati ba ñu jékki indiwaat 8 léegi ñu ngi ci 10 bu ñu continuer di doxalee noonu du fi mas a jóg. problème bi noonu lay continuer alors dañu war a am un budget dynamique budget ba nga xam ne dañ koy fixer ci en fonction ci démographie bi ni muy doxee loolu bés bu ko état defee comme ni ko pays yëpp di defee mbir moomu jóge fi. mais est-ce que mën la noon profité ci seen mouvement bi wax ci ak ñoom xam leen ni il faut que ñu def lu leer ñu ngi dëgmal ni yeneen i budget yi ñu war a dugal donc indi coppite plutôt que chaque année 8 mois yoo xamante ni du ngeen jot seen xaalis askan wi téye mbalit mi yooyu tam ay jafe-jafe. voilà loolu ñun problème d'interlocuteur la ñu am actuellement UCG la ñuy waxal UCG xam na ko te def naa ne wax na leen ko tamit
ñun duñ ñu invité ñun conseil interministériel dinañ am ci biir mbalit mi kenn du ñu invité. te yéenay concessionnaire te ñu ngi ciy liggéey bañ ñu gëjee woo ci waxtaan man yaakaar naa ne sax damay am jafe-jafe pour fàttaliku ko te loolu yaakaar naa ne dafa yomb daal dafa terre à terre que war nañu xam ne alors état depuis 2000 moom moo jël mbalit bi mais war na xam ne mbalit bi dafa laaj mu am un budget kii bu nga xam ne day yéeg chaque année pourcentage la bu muy teg ci budget daaw bi ainsi de suite actuellement li tax mu nekk 5 milliards. parce que dañu dajale juróom-benni at déficit maanaam déficitu 2011 2012 bu ñëwee dañ ko ciy fay bu ko defee budget boobu day départ ak déficit. donc 2017 bi voilà 2017 bi dafa fay boru 5 ans yi nekk ci gannaaw bu ko defee ñeenti weer rek lay dese loolu moo indi mbir mi alors mais dafa nekk ne sax loolu waruñu yem ci loolu parce que mbalit tey dafa am lu bëri luñ ci mën a def dafa laaj tey état bi am sax lu ñuy wax budget de fonctionnement ak budget d'investissement boo investirul doo avancer. te amul benn investissement. amul benn investissement bu état bi am budget bi ñuy génne chaque année. ñu ngi naan am nañ usine de collecte traitement nañ ci dëkk. waaw yooyu sax ay xalaat la yu baax mais yenn saa yi même yooyu xalaat yooyu état bi daf ci juum yenn saa yi parce que du wax ak sénégalais yi dafay mel ni yenn saa yi ingénieur sénégalais yi fi nekk ak techniciens yi fi nekk dañoo xeeb seen xam-xam wala seen mën-mën wala seen expérience dañuy dem jëli benn tubaab mu ñëw wax leen la nga xam ne mënul sotti Saint-Louis googu. ay at ci passé. defar nañ fa benn centre d'enfouissement technique bi musul daw sax at mu nga fa nekk mbëbës alors que loolu warul parce que lan la nañ ko defee du noonu fañ ko war a jaar du noonu dañuy dem dugg ci schéma yi nga xam ne financement bi duñu ko mën a sax gérer parce que déglu naa démb def naa projet boobu ñu may wax ne 13 milliards la pour 30 000 tonnes et que même bu sottee dañ ko war a tasaare si biir Sénégal mais loolu Dakar bi rek c'est 900 000 tonnes par an waaw bu dee ne 13 milliards mooy doxal 30 000 tonnes bien que du linéaire maanaam. mais minimum bu fekkee ne technologie yooyu nga bëgg a jëli da ngay dem ci fu sori donc du ay technologie yu adapté ci ñun suñu économie fi mu toll. mais concrètement qu'est-ce qu'il faut lan la ñu war a def surtout au-delà xëy na xaalis bi ngeen di xaar. 5 milliards yi pour mën a lijjanti jafe-jafe yi ci mbalit xam naa ne du lu ñu mën a régler ci benn plateau bu mel nii loolu dama yaakaar ne président. wala boog sax premier ministre mu jaral ko mu defar conseil interministériel xam ne Sénégal am na ay doomu Sénégal yu mën ci mbir mi dara yu ci xam dara mu wooñu ñu toog ñu jox ko xalaat yi effectivement Sénégal tey toll na fa nga xamante ni war na te ñu ngi wax xaw ma nu ñu ko tuddee émergence toll na fa nga xamee ne dañu war a investir ci mbalit mi organiser valorisation xeetu valorisation yi am yëpp lu ñu mën a def plastique yi papier yi yooyu yëpp ay xeetu ni ñu koy defee tas ko lu ci nekk ak fa nga war a lu nekk dem fa nga war a dem loolu lu mën a nekk la Sénégal dafa fekk nag état xam ne dafa laaj alal ju méngoog li mu bëgg parce que boo bëggee sa kër aussi ngay reer a ganaar di añ ganaar da ngay jox sa jabar dépense bu ko doy rek parce que boo ko bëggee jox lu yem mu toggal la li mu am rek loolu Sénégal dafa am ambition nekk pays émergent dafa war a am ambition aussi mel ni Maroc mel ni Niger Algérie mel ni Tunisie ay dëkk la nga xam ne il y a 5 ans ou 6 ans mais ñook ñu na yemoon mais léegi dem nañu seen yoon parce que jël nañu ay dogal di doxal comme européens yi te loolu mën nañ ko def ak ay sénégalais dañu bàyyi tubaab yi fële ñu leen di indil ay solutions yi nga xam ne des fois du adapté. yéen nag lu mu ci mënti doon jàpp ngeen ni moom juróom milliards yi foog mu dugg ngeen tàmbali door a tàmbali. liggéey non parce que xam nañu ne sax état dafa yombul ci moom tey fi ñu toll nii. chaque fin de budget mu génne 5 milliards et quelques ci information yi ma am ci suba ñoom ñu ngi organiser wu pour génne peut-être entre tey ak suba. benn 1,5 milliard bu ñu séddale. bon loolu bu wéree sax ne. loolu mu ngi ci yoon te dina sotti fii ak suba ñun ku ne li nga mën a kërtiwaat sax ak say fournisseur xam nañ ne mbir maa ngi sotti. ñu reprendre liggéey bi même suba sax day mën a nekk. te duñu xaar ñu jox ñu lépp bu ñu joxee la nga xamante ni war nañ ci mën a téyaat tuuti jox ñi ñu amel. téye ci lu ñu defee suñuy carburant ak yooyu mais amul problème ñun ay sénégalais am na daal ñu ciy liggéey waxtu voilà am na ministre des finances am na information bu wér ne ministre des finances joxe na UCG tey 1,5 milliard pour mu séddale ñu ko. kon xëy na fii ak suba yaakaar nañ ne ñu séenaat ñu ci yoon bi. ñun ñàkk lu ñu ko defee rek moo tax parce que yàgg nañ leen di comprendre chaque année dañuy am 4 mois wala 5 mais nag 6 ba pare ñu ne ñu yokkaat leen ci ñaar parce que li indi mbir mi mooy. ministre bi daf ñu xaw a tëxamlu
te li mu ñu doon tëxam lu mooy lan ñun nañ ko góorgóorlu ba année prochaine ba année bi jeex maanaam budget 2018 ñëw ñu fayatuñu 8 milliards 8 mois yi mu des fa ñeenti weer. loolu ñu dawati def la même chose ñu ne lii bu ñu continuer du sotti. donc comme moom comprendrewul ñun liñ koy wax bu ñu taxawee dina xam ne mbir mi mënatul a dem. Issa Seck ñu lay gërëm di la sant kenn ci concessionnaire yi doon wax ci mouvement bi ñu sumb ci wàllu ko roñ mbalit yi maa ngi dégg itam technicien de surface yi di xaw a dànkaafuwaale naan bu ñuy noppee ñun ñooy jël loolu yëpp dana jafe ci askan wi. ñoom ñëpp war a ànd rek di màgg ci mbir mi. mbir mi ñëpp war a yëg ne dafa population yi dañ leen war a mën di jox ay poubelle comme ni ñu koy defee Europe du population yi ñooy jënd poubelle yi gouvernement bi en fait ki yor mbalit bi moo xam mairie bi la wala état bi la mooy jënd yëpp nit ñi nag dañuy joxe ay taxes yu mën a permettre ñu financer ko mais dëkk bi dafa laaj tuuti volonté politique pour organiser ko loi yi ñu ci war a doxal ñu doxal ko système de financement bi ñu lijjanti ko lépp ñu lijjanti ko te loolu sénégalais yi mën nañ ko defal seen bopp. day fekk rek gouvernement bi wóolu sénégalais yi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom. solution am jaajëfal la bu baax Issa Seck concessionnaire moom la ñu amoon gan ci xibaaru digg bëccëg bi doon wax ci.